ñuy waxtaanee lu am solo la am na vidéo yoo xam ne ñu ngi koy gis depuis démb muy circuler ci réseaux sociaux yi. muy fésal ne contexte bi mooy élection présidentielle yi xew fële ca Guinée. xam nga parfois gars yi dañuy changer contexte yi ci kanam dinañ ci ñëw mais Apulaay ñu tegal gars yi vidéo bi après ñu ñëw leeral ci comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne. voilà lu xew ci internet la dañ koy partagé depuis démb contexte bi xam ngeen ko mooy élection présidentielle yi xew fële ca Guinée lii ba xam ndax wér na wala wérul bien sûr dañoo changé contexte bi wér na mais ba xam ndax vidéo bu réel la lu xew ci jamono la maanaam démb lañ ko doon def wala bërki démb wala vidéo bu yàgg la ci kanam dinañ ci ñëwaat waaye balaa boobu mairie ngi ñëw ci réseaux sociaux yi jaajëfal bu baax suñu mbokk internet yi gis nañ réaction yi depuis bi ñu tàmbalee émission bi. waaw gis nañ ko moo xam Facebook moo xam Twitter moo xam YouTube. ñoom ñu ngi ils répondent toujours on va dire présent à l'appel de l'émission. Donc même bu ñu nekkee YouTube tamit gis nañ ne replay bi aussi nit ñi ñu ngi koy suivre bu baax di daal di participer si li nga xamante ne moo di kii kàlla li lan la bi di joxe réponse yi ñu leen di jaajëfal bu baax donc di leen rappeler que ne nous sommes en direct sur nos plateformes moo xam Facebook la Instagram wala YouTube toujours avec le hashtag Sununet lépp loo leen posté ñun dinañ ko daal di gis daal di ko jàllale ci télé bi. ñu ngi gis seen ay commentaires déjà ci page Facebook bu télévision Futurs Médias waaye xam nga téléphone dafa xew internet xew. est-ce que dama lay laaj leen. gisaguma sa commentaire ci xam naa ñi ngi xaar ma ne la li nga sol ak yooyu gisaguma dara man apprécié wu ma damay xaar yéen internet yi ngeen apprécié léegi est-ce que mën nañ nga toog benn 24 heures sans sa téléphone portable nga fay ko. yii non loolu mënaguma ko. ah yow koy mairie ñun ma la koy laaj nii rek nga xam naa ne non loolu moom mënaguma ko c'est-à-dire su may tëdd guddi mën naa ko def mais pourtant am na journée sans Facebook. am na journée. journée détox yi moom la ñuy wax journée détox. sans téléphone journée détox mën na ne. bon mën na nekk mais pour man pas une journée la nuit dinaa fay benn téléphone mais il faut benn tàkk la nuit da ngay nelaw. non benn mooy fay benn tàkk. si lii est-ce que mën ngeen ko envoyer leen ñu seet ay message ba xam ne mën ngeen toog 24 heures sans seen téléphone portable ci jamono yi ñu toll nii ba xam ndax mën na ne. waaw wala déet hashtag bi miin ngeen ko. nañ ñu wax Sununet la wala muy Facebook Twitter wala Instagram bu télévision Futurs Médias est-ce que mën ngeen toog 24 heures sans téléphone portable maa ngi déglu gars yi ci régie bi est-ce que mën na ne sans 24 heures rek ngeen dem foo xamante ni da ngeen off lépp 24 heures. mais yow est-ce que yow mën nga ko. yow mi am pourtant ak maa ko mën nag. info business boobu nga yor. feebar bi waaw yow mi am feebar boobu am nga ko. pourtant ak maa ko mën. non bis boo ko defee foog nga wax ma saa balaa ngaa fay téléphone bi rek. nee ma aujourd'hui journée sans téléphone. li ma koy def ni dafa bari. mën naa toog journée du ma laal téléphone. Ndiaye kon il faut nga wax mën ngay def. def amul dara. damay wax ne leen man su ma jàpp ci benn yëf dama ciy dem bu baax su ma ci kiiwulee mën naa ci toog. te sa xel du dem sax ne xaaral ma xool lu xew. mën naa sax laal téléphone te dina la lekk ci leneen. bàyyil internet yi réagir maa ngi xool lii nee nañ ba xam ndax ñii mën nañ ko ku ne naan na met am na ku ne perso je ne peux pas. waaw léegi ñi ko mën bariwul de. bëreetul fàttali ko ay jamono mais pas yi mën nañ ko mag ñi ñoom yàgg nañu. dund nañu sans téléphone ñoom moom ils ne sont pas addicts du téléphone. moo tax am na benn góor gu ñu envoyé benn message vidéo nañu dugal ñu fàttaliku suñu jamono ORTS. Apulaay ñëwal. li yàgg na li yàgg na. li da ngaa judd yow mi. mais je m'en rappelle nag je m'en rappelle lii xale laa woon xale bu ndaw nag. mais waaw man de lii yàlla baax kon baax na gars yi nee nañ mag bu dem ba ñëw nga lii de jingal la woon publicité. waaw bu yàgg bu njëkk ga ORTS. surtout en fait son bi pas image bi dama fàttaliku image mais son bi te waaw loolu moom. la mais xale yaa ngi commenté nag de. ñëpp a ngi commenté ku ci nekk naan man de mënuma ko pourtant c'est possible am na ku ne pourtant c'est possible. non c'est bien possible Marème Ciss nee na moom c'est possible mën na ne am na ñu ko mën. non c'est possible mais ak ñi ko mën. waaw ak ñi ko mën. ñi ko mën de. man day Diouf mënuma ko. dëkk bi tàng na. dañuy boole réseaux sociaux yi. di reetaan. di statut WhatsApp di Facebook di Twitter di Instagram. waaw. ak tàngaay bi. ak LinkedIn.
ak LinkedIn tey boole ci tàngaay bi aussi. boole ci tàngaay uppukaay moo fi fort. uppukaay moo fi fort waaye nag kaay ma wax la xam nga Sénégal moom lu mu dugg mu ëpp. uppukaay baa ngi nii ngeen di gis 150 la doon jàpp. tàngaay gi yokk uppukaay yokk. mais gisoo yow tamit lépp la ñuy yokk. léegi uppukaay 375 lay jar. ah bon. waaw maanaam jóge na 150 yéeg ba 375. si man de guddi gi damay upp rek. ah pexe amul. ñu est-ce que duñu wax tamit jaaykat uppukaay ñu am suñu yërmande tuuti am suñu complexe. mais yow ñun noonu lay demee fii boo doon dem fi mu ne nii bu événement amoon màggal wala gàmmu yi nii. wala tabaski sax xam nga ni paas yi day cher. noonu la masque bi jaaree woon tamit. tàngaay yi ñëpp ci gañe ñuy jaay uppukaay fi mu ne nii ay star lañu peut-être ku nekk sa waxtu bu jotee kay moom instant bi moom kuy investir na jënd uppukaay. mi ngi noonu di wane ni ñun tamit dañuy dox ci li xew ci internet bi gis nga ni dem ba tey wala bërki dem ba tey wala semaine bi yëpp sax ñëpp ngi statut tàngaay bi ku ci nekk inspiré di ci wax li nga xamante ni lu reetaanlu la mais surtout di wane ni tàngaay bi métti na di gën a digle mag ñi ñuy naan ndox wax nañ ko spécialistes yi wax nañ ko ñuy naan ndox mu bari te wàññi génn bi wala booy génn nga teg dara sa bopp. waaw wala nga xaar ba ker gi sedd nga daal di génn naan lekk ay fruits yu nga xamante ne nii bëri na ndox moo xam xaal parce que xaal léegi c'est la période moo xam poire la wala leneen mais en tout cas daal surtout mag yi ak xale yi na leen butéelu ndox jege moo xam bu sedd la wala bu tàng la mais la nekk ndox rek comme ça ñu éviter déshydratation yaa ngi wax tàngaay yaa ngi wax uppukaay waaye bul fàtte ne démb rek wala bërki démb ñu ngi doon wax waxu insectes yi tamit. waaw invasion d'insectes yi. loolu kay ci affaire bi la àndal ñëpp salir yeeg am na sax ñu ne salir bu génnee c'est parce que day annoncé seddaay. ah bon ku ci nekk yaa ngi ci indi sa explication mais xam nga internet bi mu taxawee ñëpp ay spécialistes ay on est tous des spécialistes de quelque chose léegi nag looloo tax ñu indi leen benn solution boo xamante ne benn internet moo ko joxe aussi ci li nga xamante ne moo di xeexum insecte bi mu di clou de girofle bi mooy xorom polle bu ma juumul moom ngay utiliser ak citron nga daal di ko def comme ni ñu leen ko wanee ci photo bi ngeen daal di ko teg ci couloir bi waañ bi wala salle de bain bi su ko defee insectes yi dañuy daal di daw ñu remercier Anta Pierre pour li nga xamante ne moo di astuce boobu pour lutter contre l'invasion des insectes. ah man de maa ngi concentré li nga wax am na solo conseil bi am na solo internet bi ñu ko envoyé aussi ñu koy jaajëfal lii la wax nañ la ñun ak yéen ñooy partagé ndoog information yi maire yeeg paa yi di ci jariñu waaw ñoom tamit ñu xaw leen bëggee comme ni ñu def sànq ORTS fàttali ñu ko ay jamono am na benn paa bu ma envoyé ne man bi ma gisee nga dugal affaire bi sama yaram dafa daw da ko fàttali jamono yu yàgg ndeysaan bi laay noonu la am na gars yi nag nee nañ moom kii nee na je suis resté 3 mois sans téléphone portable jafe na kii nee na kii noonu moom xalaatu ko sax mënul nekk nee na moom bu fayee téléphone am ñaari yoon la muy nelaw wala muy chargé waaw wax na dëgg c'est le meilleur moment pour éteindre le téléphone yémi na mi ngi noonu leneen li mooy depuis démb ñu ngi gis ñu publier mosquée Tivaouane wala future mosquée bi ñuy war a defar fële ca Tivaouane en 3D mu nekk image yu rafet ñëpp di ko partager ci réseaux sociaux yi. waaw ñëpp di ko partager ñëpp di ko rafetlu aussi parce que maquette la mais c'est en 3D. donc bu ñu fàttewul dara am na fi benn téléthon bu ñu fi organisé woon. ba Diop si defoon si. fin du mois septembre. voilà fin du mois septembre donc projet maquette baa ngi nii ñu leen koy présenter et c'est en train de faire le tour des réseaux sociaux ñëpp ngi naan voilà c'est vraiment joli maquette bi mosquée bi tamit bu paree dina rafet trop donc des actions à féliciter. oui di ñaan yàlla mu fekk ñu fi. amiin ñu fekk mu pare ba ñu fekkee ñu ci jàmm mën na ne leneen li ñu ñëw ci li xew nag. waaw li xew mooy vidéo ki nga xamante ne moo di Cellou Dalein Diallo opposant guinéen bi nga xamante ne actuellement moom mooy concourir à la présidentielle contre Alpha Condé dafa am nag benn vidéo boo xamante ne moom lañ leen won sànq mi ngi daal di circuler ci internet bi ci YouTube bi comme ni ngeen ko gisee muy daal di ubbi veste bi mel ni kuy proclamer wu comme étant un vainqueur donc nit ñi ñu ngi commencé def détournement de l'information mais bu leen fàttali ne que chaque fois indi nañ leen technique de vérification de vidéo bu ngeen xam ndax lii vidéo bi démb la wala bërki démb ou bien est-ce que c'est dans le contexte présidentiel actuel qu'on vit wala vidéo bu yàgg la et après vérification effectivement vidéo bu yàgg la ndax vidéo bi mi ngi daal di am suma juumul en 2018 Ndiaye en octobre 2018 la woon leneen ci beneen contexte la woon loolu tamit élection la woon mais ci yeneen élection du woon élection présidentielle di wane ni vidéo yi nga xamante ni wax nañ leen won nañ leen ay outils yi ngeen di jaar yi nga xam ne mën ngeen ko utiliser comme bii nga xam ni présenté nañ ko fii mooy YouTube Data Viewer bi nga xamante ni waa Amnesty International ñoo ko def ci YouTube bi explication baa ngi nii da ngay jël lien bi dugal ko fii dina la wan vidéo yi kañ lañ ko dugal nga mën ko contextualiser après nga xool date bi ci suuf
vidéo bi nag day fekk mu nekk ci YouTube te vidéo bi gis nga ni mi ngi ci YouTube dina la permettre nga xam date exact kañ lañ ko dugal ak ban contexte moo taxoon ndaxte gars yi léegi dañuy ak réseaux sociaux yeeg internet yeeg statut WhatsApp yi day tax ñuy gën di gaaw a changer contexte yenn vidéo yi te loolu dafay détourner ñenn ñi ci nga xamante ni maîtriser wuñu trop internet wala mag ñi surtout bu ñu gisee rek dañ naan lii lu xew la surtout contexte bi nga xamante ni moom mi ngi génn ay vidéo yu yees di wax ni def ay déclaration barki démb génn gis nañ benn vidéo muy wax ni muy autoproclamé wu ko ni moom mooy vainqueur moo gagné élection yi yooyu ay vidéo yu yees la ndaxte bi mu koy dugal ak léegi yàggul te contexte bi moo tax mais am na yeneen vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy dugal contexte bi dañ koy changé te loolu tamit baax na toujours ñun tamit suñu rôle la ñuy gën di leeral su ko defee mag ñi ñuy seetaan ak ñenn internet yi ñu gën a mën a comprendre dëgg la ci kaw vidéo boobu sax Ndiaye am na ay violence yoo xamante ne dañ ko daal di noté ci toujours li nga xamante ne moo di élection présidentielle Guinée parce que ñu ngi sànq soxna Faty Dieng mi ngi ko doon wax am na ay nit ñu faatu ñi nag ñu ngi naan 10 la ñi ñu ngi naan ëppul 10 mais en tout cas nit ñi ñu ngi dénoncé li nga xamante ne moo di violence yooyu ba daal di démb sax am na fii ay ressortissants guinéens yi ñoom tamit ñu daal di def manifestation fii Dakar daal di bloqué li nga xamante ne moo di avenue Cheikh Anta Diop bi je pense côté université ñoom tamit voilà d'ailleurs sax à la suite des violences policières gis ngeen ko ci image yi il y a une petite fille de 3 ans qui a été tuée moom dañ ko daal di rey par balle erreur donc ñu daal di ñaax rek suñu compatriotes guinéens yi ñu daal di def nànk aussi ànd ak dal ndaxte élection la ñu xaar résultat yi xool te ñu éviter aussi innocents yi nga xamante ne ils ont rien à voir dedans comme ay xale ak yooyu ils vont payer les pots cassés pour rien. mi ngi noonu hashtag bi Guinée vote la depuis bi fa élection yi tàmbalee ak léegi gis nañu internet yu bari bu ñu bëggee ay xibaar yu wér wala xibaar yi nga xamante ne amal solo information yi fële ci Guinée hashtag bi Guinée vote la foofu loolu di ay information yi nga xam ne partagé ndoon nañ ko ak yéen mu nekk lu am solo internet yi tamit ñooñu ci alerté te ñun ak yéen wax nañ leen ñun dañ leen di jàllale yéen yi nga xamante ni gis nañ ni am na solo pour ngeen xam ko ñun tamit ñu jàng ci. ñu jàng ci donc on va toujours rester en Afrique. bon Guinée lañ doon wax mais temps yi Afrique dafa yëngu. ndax bu ñu jógee ci Guinée dañuy jël avion daal di dem ba fële ci Nigéria. oui démb internet yi ci bari la ñu doon laaj loolu naan ñu Nigéria est-ce que doon ñu expliquer. exactement donc Nigéria nag yëngu na moom it lu tax mu yëngu donc il y a une mobilisation en fait contre les violences policières ndaxte kii nga xamante ne moo di jeunesse nigériane bi ndaw yi Nigéria yi ñoom avec la complicité wala soutenu par des stars seeni stars comme Davido ak yooyu ñoom ñoo daal di réclamer li nga xamante ne moo di démantèlement maanaam il faut que ñu tas benn groupe de police bu tudd unité spéciale plutôt unité spéciale de la police nigérienne boo xamante ne ñoom dañuy daal di def ay atteintes aux droits de l'homme maanaam dañuy def ay tortures ak ay violences policières léegi nag bi ñu commencé di dénoncer loolu peu de temps après ñu ngi yëgal que sur Twitter il y a eu des vidéos yoo xamante ne dañu daal di génn ñu montrer unité spéciale de police boobu ni ñuy torturer yenn nit ñi donc looloo indi coow loolu ba affaire bi voilà toll fi mu toll nii yegg na fu garaaw de ndaxte gis nga ko lii dañoo créé benn hashtag bu ñu tudd #NSARNO mooy hashtag bi nga xam ne actuellement gis nañ ñi ñëpp a ngi ciy génn di ci def ay commentaires ñenn ñëpp di ci jàppale waa Nigéria gis nga drapeau Nigéria bi nga xam ne ñu ko taqal deret image bu wër ci internet réseaux sociaux yi gis nañ ni yëf yi dafa doy waar ba créé fa ñu def fa benn couvre-feu actuellement nii fële ca Lagos di fàttali nii actuellement mi ngi ci 20 millions d'habitants ñoo xamante ni ña nga fa ndaw ñëpp génn di wax ni d'accord ñu ci police bi ni muy comporté woo ak ñenn ci population bi loolu nag jur fa coow ba yëf yi daal di dégénéré am ñeneen ñu ci faat loolu nag nekk lu doy waar ba président bi génn démb dégg nañu gouverneur Lagos génn di dalal nit ñi que ñu ànd ak dal yëf yi nañ ci jël ay solution te loolu am na solo. il y a aussi ki nga xamante ne moo di Beyoncé la star internationale xam nañ ko daal moom tamit avec ses 155 millions d'abonnés elle a pris la parole pour défendre pour aussi faire un hashtag pour li nga xamante ne moom mooy li xew Nigéria moom tamit dafa daal di associer son nom à cette cause parce que nee na elle est du côté des manifestants et que policiers yi amuñu droit tirer sur les manifestants avec des balles réelles et surtout à bout portant donc ñu ñaan rek aussi situation boobu daal di régler wu ci jàmm. jaajëf luy xew la fépp ci àddina internet amul limite amul frontière bu xewee Nigéria Guinée partout dans le monde ñun tamit dañ koy partager comme que ba États-Unis ba Chine dañuy partager seen ay informations pourquoi pas ñun fii en Afrique leneen li ñu ci wax mooy le meilleur pour la fin balaa ñoo jeexal ñëpp xam nañ ni
rubrique bi ñëpp di xaar mooy kii kan la li lan la. waaw kii kan la lii lan la moom daanaka léegi moom nit ñi bu ñu taalee seen télé moom la ñuy xaar ci émission bi. donc démb mu am ku ñu leen indil nag démb nag dama yéeme daal. parce que taux de participation bi moo jékki-jékki yéeg. xam nga ñun dañuy yor statistique émission bi. à chaque fois bu ñu wàccee dañuy xool affaire yi parce que comme ni ñu koy faral di waxee lu xew ci biir internet bi. c'est avant c'est pendant et c'est après. donc voilà donc démb moom après émission bi. taux de participation bi dafa daal di yéeg. donc ki ñu leen won nii ngeen daal di ko gis mu nekk Chérif Ousseynou Laye. mais démb la gars yi bëri dafa mel ni gars yi bëri trouvé nañu ko de. waaw démb moom mooy marabout de la jeunesse. waaw moom mooy docteur de la jeunesse. donc looloo tax xam naa ndaw yi daal di ko gën a xàmmee. donc sopp ko bu baax donc moom nag mu nekk ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee docteur de la jeunesse wax nañ ko parce que dafa jege woon trop li nga xamante ne moom moo di xale yi. daanaka da doon organiser da doon woo xale yi. këram ñu koy defal ay zikr moom nag mi ngi nelaw le 1er juillet 2009 à l'âge de 63 ans donc moom mooy doomu Seydina Issa Rohou Laye ak soxna Safiatou Niang moom tamit mu nekk une figure emblématique ci li nga xamante ne moom mooy communauté layène mu nekk koo xamante ni ndaw ñu duñ ko fàtte keroog je me rappelle bien ba ñu annoncé décès lu garaaw moo la ndaw ñu Sénégal gi yëpp yëg koo xamante ne dañ ko doon suivre bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi mu doon amal ci diine l'islam mais surtout ci communauté layène di ñaan yàlla taas ñu ci barkeem gis nañ ni layène yëpp démb ba tey ku nekk naan nan lañ mën a def ba bokk ci émission bi hashtag bi sunu net la muy Facebook di Twitter di Instagram Facebook da ngay dem ci Facebook bu télévision Futur Média nga daal di commenter ci biir émission bi wala nga dem ci YouTube bi YouTube ngay def /TFM di nga gis émission li xew ci biir internet bi nga commenter ci suuf comme ni ngeen gisee commentaire yooyu yëpp dañ ko jël dajale ko daal di koy partagé ndoo ak yéen mi ngi noonu réponse baa ngi noonu xam naa ni lundi dinañ wax kenn mu dem ca Jili am na solo Jili mi nga xamante ni mooy sponsor officiel bu émission li xew ci biir internet bi ma nga rond-point cité kër góor gi di ko jaajëfal gis nga kii Ousmane mi nga xamante ni moo la ñu waxoon mu dem jëliloowam gis nga ko moom ci boppam ëlbatiku na posté waat ne dem na jëliloowam kontaan na trop te loolu am na solo di jaajëfal bu baax Jili merci Djily donc di rappeler que ne outre boutique bi nga xamante ne moo nekk cité Kër Góor gi am na tamit benn boutique boo xamante ne ma nga fële ca Colobane te boo leen demee comme ñu ngi ci tàngaay li di climatiseur am na fa avec une garantie de 24 mois. jaajëf léegi. bu bees bi. waaw nañ ñu tegal bu bees bi ñu xool kon ñu kii kàlla bu bees bi lii moom gars yi duñ ko xam ne man na j'aime bien bu safee de. waaw bii moom duñ ko xam. bu safee nii maa ngi ma xool rek may leen tuumu ni apulaay bàyyi ko noonu rek gars yi gën a mën a def capture xool imaginer xool bu baax créer joxe réponse faussée. mais xam nga lu ma nar a naqadi rek mooy. ñun ñoo leen jox technique yi parce que dañuy dara dem vérifier image bi am réponse. non duñ dugg foofu. nga foog bu dugg foofu yëpp yow bu leen expliquer dara. waaw kon noppi naa. bàyyi foofu. waaye bi saf na de man même man sax xaw ma kan. mi ngi noonu de man mii di wax ak yow de sama lamin bu rëy bi pour xam naa laaj ma rek xaw ma sax. il faut ma seet. parce que lii joxuma benn kanam. am ngeen vendredi am samedi. am dimanche ba lundi ñu ñëw joxe kii moom ku ko trouvé incha allah ci Jili la jëm. waaw non parce que lii moom dafa metti. jëm jëliloo kii mérité na téléphone portable. bii moom dafa metti. mi ngi noonu. Apulaay jaajëf balaa ñoo jeexal ñu wan leen image du jour bi daal di tëj bàyyi leen nag les perles du web. waaw image du jour bi mu nekk image boo xamante ne benn internaute kii Ousmane mi gagné moom moo ñu ko daal di yónnee xam naa pour remercier la waaw gis nga donc moom moo ñuy yónnee li nga xamante ne moo di image du jour avec la complicité de app ñu daal di ko xool boo leen gisee image bi nag da ngeen di gis nii benn góor boo xamante ne dafa musóoru daal di am sikkimam léegi nag mu ne la nga retourner photo bi app retourner ñu gis nga boo retourner li nga am création la waaw non en fait dafa am misaal mooy que ne en fait tout dépend du point de vue de la personne voilà philosophie yow xam nga yow mën nga ñëw gis Taliban léegi man su ma tourné affaire bi man dama gis benn ku góor ku am karaw ku def kol c'est bien créativité voilà jaajëfal naa la tàggatool nag ba lundi ñu ñëwaat. incha allah donc li xew ci biir internet bi jeex na le dernier numéro de la semaine. ñu jox leen dig daje lundi incha allah toujours à la même heure bu leen ko fàtte 13h30 ci seen émission di remercier ki nga xamante ne mu di Mouna création pour tay baas bi ndax nee nañ tey dama dellu ci doomu ndar yi sama mbokk ndar yi maa ngi nuyu waa Soor yépp te di nuyu tamit démb maa ngi la ko doon wax je me suis rendu compte que émission bi yow dañ doon wax
jeunes yi ak mag yi. dañuy fàtte xale yi mais dañuy fàtte xale nekkate seetaan. xale yi tamit dañuy seetaan donc di nuyu ki nga xamante ne moo di bébé yaa Astu Dieye nee na sax du bébé sax mais di ko nuyu di ko bisu moom ak yaayam donc à lundi incha allah. jaajëfal nañ leen yéen internet yi réponse yaa ngi commencé mais xale yaa ngi commencé trouver ñu ngi trouver continuer leen ci page Facebook bu télévision Futur Média hashtag bi sunu net la émission baa nga fa wala ngeen dem ci chaîne YouTube bu télévision Futur Média YouTube/TFM li xew ci biir internet bi seen ay commentaires ngeen joxe photo ñaari bu démb ak tey ñun tamit ñu jël ko wax nañ ko yéen xam nañ ni rubrique bi moom ngeen di xaar muy kii kan la jaajëfal nañ leen jaajëfal équipe technique bi Apulaay réalisateur connecté ñoom Babacar Grand Am réalisateur yi Adja bu digital équipe digital bi nekk ci ginnaaw ñëpp jaajëfal nañ leen di leen jox di daje ba altine ci beneen numéro li xew ci biir internet bi ci saa si dañ leen di bàyyeeg beneen heure bu baax muy waa Yeewu Tere mais avant ça mën ngeen xool les perles du web ay vidéo yu am solo yu ñu leen dajaleen yu neexal semaine bi pour ngeen reetaan tuuti